asalaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñi di seetaan Oussouye TV yéen ñu nga xamante ni abonné goo leen suñu chaîne dañu leen di ñaan rek ngeen daal di bës li nga xamante mooy point d'abonnement bi su ko defee rek ngeen ñoo mën a jàppale ci liggéey bi. alors tey ñoo ngi ci benn bërëb bi nga xamante ni dafa bëri histoire bu ma waxee histoire mooy histoire Casamance xëy na xel yi dana dem fi nga xamante dana sori lool ndax on parlera de la crise casamançaise. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le village de Djirak. Derrière moi ñu bëgg cee waxtaan ak yéen ca la nga xamante ne ay jéego yu population bi def si seen jëmu bopp mooy lan gannaaw bi nga xamante ni crise casamançaise bi wéyoon na ba tey ji ñu wax jàmm mooy maanaam la paix en Casamance les populations donc de Djirak ñoom ñoo fas yéene ne dañuy développer seen gox en quoi faisant d'abord ñu defar yoon bi nga xamante ne mooy faciliter accès bi mooy li nga xamante ni mooy suñu reportage bu tey. mbokk yi topp leen ñu gannaaw bi nga xamante ne bu ñu jégee ci lii nga xamante mooy sunu gaal dañuy fas yéene dem jël lépp en image bi nga xamante ni population bi depuis ci chef de village bi le groupement des femmes les jeunes ak képp ki nga xamante ni développement ñor na la ànd nañu ak li nga xamante mooy journée bu tey bi pour rek defar li nga xamante mooy tali bi di dugal képp ku bëgg a dugg ci village bi ñu naan Djirak. alors yokk leen j'aime yi mais surtout n'oubliez pas de partager topp lañu Oussouye TV ñu jox leen li ngeen bëgg jërëjëf. waaw dëgg la xam nga olof Njaay dafa ne ku lekk alam bu lekkee alam na ko gërëmee coy moom mooy tey yoon Djirak bu naree defaru nii grâce à CICR ñoo ci jàpp pour defaral ñu yoon bi parce que dañoo gis li nga xam ne mooy suñu coono bi. CICR fii ay projet yu bëri lañ def Djirak wax dëgg yàlla ay projet yu bëri lañ def Djirak couverture maison yi ñu ngi jàppale ci femmes yi beneen projet bu ñuy defar yoxos yi ñu ngi jàppale ay fonds lu nekk ñu ngi koy jàppale fii si dëkk bi kon nag bu ñu ñëwee waxtaan ak ñun ñu ne leen ñun de dañoo am problème moom mooy suñu yoon bi parce que yoon bi dañ ci am problème ñun balaa keneen di ñu defaral leen wala dëgg yàlla ñaan nañ leen pour yoon bi bu doon seen kii bi yegg na fa ñu ne ñu baax na dañuy dem waxtaan ak suñu kilifa yi ñu dem waxtaan ak seen kilifa yi bu ñu ñëwee ñu ne ñu léegi baax na mun nañ leen jàppale pour defar yoon bi léegi yéen dañuy andi matériels yi fi nekk yëpp ñoom ñoo ko andi dañuy andi matériels yi ngeen yëkkati nii yoon yi saaku yi yëpp yu ñu sol nii suuf si ñoom ñoo koy andi ngeen yëkkati yoon bi su ko defee ñun dañuy defar ouvrage yi mooy pont yi ñun pont yi moo doonoon suñu problème dañuy defar pont yi ndax seen génn bi ak dugg bi mu gaaw moo tax gërëm nañu CICR bu baax a baax si jàppale bu ñu jàppale nii yoon bi si ñun njëriñ bu rëy la parce que fu mu nekk nii même bu ñu amulee dara bu yoon bi génnee rek Djirak day xaw a désenclavé wu. histoire bi amee ba léegi yàlla def ba mu demee ba waxtu ji xale yi dëkk bi ñu taxaw ñu naan yoon bi gannaaw ñun ci enclave la ñu nekk xale yi taxaw naan dañuy génne yoon wi fii boobu jëjët parce que dañ daan jaar Guinée dañu ñaan waa Guinée ñi nga xam ne ñu ñoo dëkkoon ci frontière bi ñu ñaan leen wax leen toog ak ñoom ba affaire bi sedd ñu toog ak waa Guinée ñu ne leen léegi ñun suñu yoon bi nga xam ne moo fi nekkoon yoon bi yàqu na ngir xeex bi léegi ñu ngi leen di ñaan ndax ñu di fi ñu gor fi yoon dañu génnee Guinée foofu lañ daan jaar diggante foofu balaa nga yegg ba jëjët kon loolu métti na trop diggante ba jëjët ak Djirak 4 kilomètres waaye 4 kilomètres yooyu boo amul 5000 doo mën a génnee dem ko ci moto yi yoon bi baaxul boo jaaree Guinée salliñ la moto bu fa jaar ñaari yoon ñetti yoon day yàqu surtout nawet ñu demee nawet boo nee nit ki yëpp wala nit bu feebaree fii dina fi am loo xam ne moom dina fi yàgg balaa ñu koy génne kon ñu ngi ñaan état bi ñaan képp koo xam ne
muy bitim réew ki yàlla jox dërëm mu jàppale ñu ci yoon bi ndax ñu mën a xam ni ñuy def yoon bi ba mu mën a génne. kon mbokk yi mu nekk ay témoignages yu dawloo yaram village yu Djirak nag yàgg nañ koo dëgg ci crise Casamance bi mu nekk li nga xamante ni ñëpp ñu ngi koy naqarlu kon ñu ngi talal képp ki nga xamante ni mën nga cee saafaral mën nga cee andi solution nga jàppali population bi ngir nag village boobu mu mun a désenclavé wu ndax Djirak waay dafa bokk ci biir Sénégal. Fatmata Diallo Djirak di kene to kontane be jeeha sama jekane do alhamdulillahi rabbil alamin ci bay to bado ba Djirak ñu role bañ lamb ke kay noram ke ma ñu ko di ñaani kay ñaani di gudda fan di wërti sagu di jama dem ci digi bal di dina sirata mustaqim ko di bay to bado ba Djirak ci baja Djirak ñu role to pino bam lu ko ci lem bañ lamb ke kabi mu kuram mi ngir emi tay yalla emi tay ko day ram benil anon don alhamdulillahi rabbil alamin amin ko fo yabe mi jibi jukuli satema wa ho wanji fanye de buru nga bolu yalla mtete seno wo amin mashallah tuna be boji baje to pino bosiet dile de yow dile ka wa e dina bañ la ko bañ xalaate ko ne mu ñew fanye kan o li halle mi mano man jo fan kan jo xara bañ la ay ke girim day jiro mais fanji baji wanji ko li ndu ko han ka sawar ko kan jërëjëf alhamdulillahi rabbil alamin ko li karam ben kam budé ma kan wal ko remel ko men mata tan jommi ñe wa huwa ma andu lo ko kan fam fanyi mata wam andu has dut si met amu tonu lakke kan dara ko rembe no limu di si forage bu ko bata buti nday ma bon jom ngi rok ko gis lo tay go ay go bakki bitim rew fañ tay go parce que tamal lay jak fañ ngi rok ko kuy nen kana ko mbake ma ko fam rok yi mo ko rembe no li di sembe jibagi sembe fañ ngi rok bu ko kontaan ay do yi fam fañ do ko Macky Sall ko jëmuli day jam kana ko di jire ko li jone rembe no li de sukay mamata de gele batte jibay to baro ban jire ko jibaja o jam du kan ka wahake o bagutu baro bañ to ka wahake jabo tay ma ko xama ha jakut ay no tudde ak la bagutu barak baju mu ta ka wah jakut yalla mi tede musul bañ la bakka ka gene amin o jone xala be mi tay dikila wak la Macky Sall dikila de kan na borum du buko nay si xal ko bankat ku jikko li babul ci rek bañ ko mo jom ko bodi ko tata e frontière yoxo abon ka tan mo lillahi wa rasuli na rabbi no di law bañ la ba tay ji rek nga tay ji rek tan dom yi hase kana ko ule babe bare hela yoy tatema dakal ku jukko lim tan jom yatema c'est la seule fois ko kuram benuli kuram be bañ la di dola di semba solil ko ko babu kuram ben mbagi la xam dal ma fanji ko parce que ji rek ko ben natum lu jibay sembe rek mais jiba jem sembe anon fana jaxale yalla mte de rambe yo anjendi kanu sun TV assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inje ka jaawum Ousmane Diallo imam ati Djirak injendi ka ziar kata bolom kana sakanaku kam mu ka setana kata fere yo jom di ka gëremul di ka santawul surtout quand hasam kanaku ku bëgg ci ambition eta ko bu ko jog Djirak ko bu ko jog soxla sa Djirak ko bu ko jog ci problème sa Djirak alhamdulillah mi teewulul libre ke sumay di joke wa amta te wo mu mbekté rek yata ka kontaan kan do askan ala la ta has tay ko reyde parce que si tan on da joke ku nahana ko kati sukay kon ko bele kara ko mobiliser ko bele wa ma pour wa ma soxla yete sukay parce que enclavement yetu ko mo sukay la ta jox di sukay di kon u jokalo la tout futé ko won nuno bilal bu rokambe pour wa ma enclavement yete sukay ma te sukay de kilulo vraiment o jiker monsieur anare da tebe siwo anini da roko burok bata anare vraiment o jiker mta rek xolay yaay waje wane wareka gel donc o heji monsieur vraiment ji contane ci xola solel fofu ci totoy parce que burok bando hasika nak ba litié anare da bil akat ci xola ala na ba teb na ha ayu da teb na yu vraiment pour wama te sumay katis ko rek ma te diine waxane la mu yo on ta'awanu ala albirri wat taqwa jiram benor dika kuliya kat emite subhanahu wa ta'ala yonul innamal mu'minuna al ikhwa bo kurufe batiyay jire ku jokore ko lako kano ko lako hurim hano
kula ko sohla yano du kon olla to katina sohla sola no bote watati sie ye jimmo anare annine di anahan ko fimbore tatuma ha hona ka cokora kata butina bo bu keunu ko suma kata jirel kon góor ak jigen kenn desandewul ci fi nga xamanteni moy jiral motax mesdames et messieurs on vous tend la main pour donc le développement de cette localité qui est Djirak, un village tant convoité par toutes les entreprises. Sud TV maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm man maa ngi tudd Houreye Ndiaye dëkk fi Djirak fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo man maay présidente GP famille Djirak. Bon ñun mbégte lañu am ci liggéey bi parce que daanaka liggéey yoon bi moom moo tax suñu dara mënul avancer ñun ñu ngi liggéey ci yoxos ñun dañuy liggéey ci maraîchage mais actuellement maraîchage bi dañu ko arrêté du tañu arrêté ko parce que am ñu yoon da ngay liggéey fi def maraîchage ba pare doo am pour génn pour dem jaay sa légume bi donc bu ñu neetee dañuy defar yoon bi ñu am ci mbégte lool bañ nar a ñëw jàpp ci liggéey bi ndax yoon bi mën a génne ndaxte yoon bi su génnee dinañu mën a jàppale suñu liggéey bi dem kanam parce que ñun juddoo nañ fi fekk suñu yaay ak suñu papa di def maraîchage boobu moo ñu dundal moo ñu fayal école ba ñu màgga donc tey depuis Casamance jaxasoo ba tey maraîchage amatul ñun liggéeyatuñu si maraîchage bi moo tax ñun fii dañoo sonn parce que lépp si yoon bi la depuis yoon bi tëju ba tey ñun sonn nañu dàmm nañu dee nañu waaw ndaxte yoon bi moo ñu tere dund ñun amuñu fenn fii lañ am suuf si naat na baax na ba bëgg de loo ji day dem mais nag lépp yoon bi moo ko téye ba tax na yoon bi boo gisee ñu bàyyi ñu en tant que jigéen ñu ñëw jàpp si yoon bi ndax liggéey bi yoon bi mun a pare pour ñu mën a gis suñu bopp lépp lu ñu liggéey mu mun a jaay mango yi fii lañ nekk mango dañuy yàqu orange day yàqu boo ñëw fii période mango billaahi da ngay yëm ci yàlla mango bi dafay yàqu parce que amuñu yoon bu ñuy génnee mango kooku baa ngi nii ndambaraas baa ngi nii gis nga kuuk saako yi tege dafa nar a génn ñun bay génn pour dem Cap Skirring da nga koy duggee par Guinée il faut nga jaar Teña jëkk dem noonu te parfois militaire Guinée dañuy monter fële ci frontière ba fa jaaree ak sa kuku dañ koy jàpp parce que dañuy yaakaar ne kuku bi Guinée la jógee te fekk Djirak la jógee donc Djirak amul yoon Djirak dafa tëju te tamit bu ñu jaarulee par Isbida pour génnee suñu marchandise bi dem mën a jaay pour ñoo mën a dund kon dañuy dee fii donc président de la République dañu jàppale mu ñëw jël leen yoon ñun suñu njoytu yëpp yoon bi la boo gisee tey ñu ñëw jàpp si yoon bi parce que yoon bi la ñu soxla yoon bi avant tout yoon bi la ñun moom la ñu soxla bu dee mu ñuy dëkk nañu jàppale mu ñëw jàppale ñu si yoon bi mu ubbi ñu yoon bi dëkk yëpp seen yoon yi tijji jóg nañu oto yaa ngi daw sauf comité ra Santhiou Mazane surtout ma Djirak dañoo sonn suñu xale yi bàyyi nañu jàngi dafa ñu bàyyi jàngi parce que seen yaay ñoo leen di jàppale dañu leen di fayal école maraîchage bi la ñuy def yoxos bi la ñuy dem pour ñu mën a di fayal xale yi mais ba gisee loolu yëpp mënoon nekk yoon bi ubbiwul boo defee maraîchage fii la jum bi kan moo koy jënd fooy jaar nga dem jaay ko kap balaa mango balaa boo ko yenee fi balaa ngay kap mu doon pati nga jël ko sànni ko donc ñun daal suñu joot bi yëpp ba benn bi yëpp yoon bi. Et je vous remercie vraiment de nous avoir permis au moins de nous exprimer. Je me nomme Amadou Diallo, je suis le président de la jeunesse amicale de Djirak. Et comme vous le voyez, nous sommes en plein travaux. Dans ce cas, nous voulons faire passer une info concernant l'état de cette route. Depuis très longtemps, Djirak était dépeuplé à cause de la crise casamançaise. Mais aujourd'hui, il y a presque 25 ans, les gens sont en retour. Et ce retour devrait être subventionné ou bien accompagné par des moyens qui permettront à la population locale de subvenir à leurs besoins. Mais jusque-là, ces moyens ne sont pas à bord. Et cette route, vu que la zone est un peu enclavée, nous avons pris l'initiative de travailler manuellement avec les moyens de bord. Et par cette occasion, le CICR, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge, a essayé au moins d'appuyer l'action présentement. Nous voulons lancer une information pour au moins faire savoir à l'opinion internationale que Djirak est en plein chantier
et que nous sollicitons l'aide des autorités locales et aussi des autorités territoriales pour au moins essayer d'avoir des moyens beaucoup plus sophistiqués parce qu'actuellement nous travaillons sur les moyens de bord, comme je le disais, avec des moyens de bord, comme je le disais tout à l'heure. Et vraiment, l'aide qui pourrait venir d'une organisation non gouvernementale ou bien d'une quelconque organisation sera bien reçue. Par la même occasion, je salue l'initiative et je remercie le CICR qui a initié ce travail. Et comme vous le voyez, nous sommes ici avec nos parents, nous sommes accompagnés par les mamans, les papas et tout ça. Nous sommes disponibles à dialoguer, à discuter sur une éventuelle aide. Par la même occasion, je notifie le Puma, comme il travaille dans les secteurs comme Djirak, qui sont au niveau des zones des frontières, je sollicite leur aide et l'aide aussi d'autres organisations qui pourraient être bénéfiques pour le village. Djirak est un village de la commune de Santhiaba-Manjak. Dès que le projet a été notifié et validé, on a fait des notifications pour monsieur le maire. Déjà, la mairie est au courant, les autorités locales aussi sont au courant. Donc nous attendons vraiment le soutien de ces derniers, y compris nous lançons aussi l'information qui pourrait être divulguée au niveau de l'État pour que, au moins au sein de la zone, au niveau national, pour que nous ayons une subvention peut-être pour essayer de finaliser le travail.